Rétrospective. atum 2019 nekk at moo xamante ni jàpp nañ ni am na mouvement yu ci judd comme aar li ñu bokk di ñaawlu doxalinu réew mi rawatina bañu daal di publier ab reportage bu BBC taqal bu baax frère Macky Sall bi di Aliou Sall ci wàllum guerre plateforme aar li ñu bokk daal di judd bëgg lépp leer ci atum 2019 bi ci loolu tamit doon nañ amal ay manifestation taxu ko demee noonu wante ci vendredi 13 décembre bi le aar lu ñu bokk daal di andi beneen tour sax tuddee boppam ñoo lànk ñoo bañ googule li ko tax a jóg du lenn lu du dundu gu cher gi ak courant bi ñu daal di yokk lu toll ci 500 personnes ñoo génnoon fees dell ci mbedd Ndakaaru yi ñu déglu ci Aliou Sané. Ce que je vais dire mooy tey amul Y'en a marre amul Frapp France dégage amul gilet rouge amul SNP amul lenn tey peuple sénégalais moo am c'est le peuple sénégalais qui est là gis nañu tey sénégalais yi nekk ci ñu ñëw tey répondre massivement à cette marche waaye am na ba ca des et il faut que ce défi là qu'on le relève gaa ñi tey lay tàmbali il faut qu'on reste déterminé je ne suis pas encore content malgré cette réponse massive malgré peuple bi wàcc tey à travers cette marche gis ngeen ko je ne suis pas encore satisfait et je pense que vous n'êtes pas encore satisfait donc gaa ñi fi romb yëpp wax nañ ko Macky Sall a intérêt avec son gouvernement que première chose que nañu libérer dans les brefs délais les otages qui sont en prison nañu libérer Guy Marius Sagna nañu libérer docteur Babacar Diop nañu libérer Leuz Destek nañu libérer tous les autres frères qui croupissent en prison alors que bandi yaa ngi fii sàcc yaa ngi fii ñuy pasare xaalisu Sénégal ñu ngi fii dépenses prestigieuses yaa ngi fii dans les plus brefs délais Macky Sall et son gouvernement ont intérêt à les libérer sinon le peuple ira les libérer première chose. Deuxième chose, il faut que dans les plus brefs délais ndax wax naa ko ci ay interview gis naa ay pays yi nga xamante ni président jël na ndogal mu jël ay décret yu ñu appliqué gis nañ fi Soudan 5 francs la ñu yokk ci njëgu mburu bi Soudanais yi ñu wàcc rien n'est perdu au contraire il faut se battre pour que gouvernement bi yokkute bii mu wax mu wàññi ko et on donne ce même ultimatum à Macky Sall et son gouvernement. ci manifestation yu bari yooyu le activiste bu siiw bi di Guy Marius Sagna ba léegi ci lañ ko jàppee mi ngi ci kaso bi li ko waral nag moo njëkkoonu fippu jëm ca grille yu palais de la république pour wax ni d'accordul ci yokku gi ñu yokku courant bi ndax sénégalais yi attanuñ ko ba léegi moom mi ngi ci kaso bi ñu gis ni Sénégal tamit am na choc ci atum 2019 bi ndaxte viol yi bari na lool kenn mënatu ko lim faati tamit dafa bari lool kenn mënatu ko lim te jigéen ñi gis nañu souvent ñoo ciy gën a jële ay lorange ba tax sax njiitu réew mi daal di annoncé woon ci 3 juin laaj na ministre de la justice am mu indi ab projet de loi boo xamante ni dañuy criminaliser viol ak pédophilie bi gën a tax nit ñi fippu sax jóg amal ay manifestation ak ay mouvement naan dafa doy na moom mooy rek ni ñu faatee Binta Camara ca Tambacounda ñaar fukki at ak ñett la amoon ñu fekk ko këram faat ko faat bu ñaaw a ñaaw mu métti askan wi ñu génnoon ci mbedd yi doon manifester ñu déglu ci Jibi Jaxate li ñu mën a wax moom mooy fitna bi boo ko dee xool ci penc mi ngi fiy bëgg a yàgg waaye nag at yi ñu génn dafa mel ni dafa gën a ëpp dayoo dafa gën a doy waar dafa nekk fitna boo xam ni nit ñi ñi ngi rey nit ñi ñi ngi sax te bu ñuy rey sax ña ngay rey na mu gën a ñaawee ñi ngi rendi ñi ngi jël ay xol ñi ngi jël ay organe kenn xamul luñ ciy jëf mu nekk loo xam ni lu doy waar la dem nañu sax ba benn jamono dañ doon sulli néew yi ci armeel yi kenn du xam lan lañ ci doon def fitna bi moom nekk na loo xam ni doy na waar mi ngi feeñ ci jëf mi ngi feeñ ci ay kàddu tamit yenn saa yi wax ji nekk wax joo xam ni day yëkkati fitna la loolu nag boo ko dee xool ci ab pénc bu ko xoolee bu fa amee dafa am yu ñu war a làmb dañu war a làmb kër ndax kër gi nam doon yaree mi ngi koy yaree ba léegi bu njëkk kër gi da daan yar bu njëkk buñ daan añ wala buñ daan reer dañ daan taaj ndab bu ñu taajee ndab li ñu ne gone yi fa toog yépp ku ci nekk na nga jàpp ndab li ak sa loxo càmmoñ ba ndab li du yëngatu ndab loolu moo nekkoon pénc mi ku ne da nga koo war a téye ba du yëngatu léegi nag lekkatuñ ca ndab donc su pénc mi bu boobaa amul kenn ku ko téye boo moytuwul muy yëngatu fu mu toll bi ci topp jikko yu baax yi nga xam ne moom lañ doon def ci nit ñi te mu amoon ay mag yu woo xam ne ay royuwaay la ñu woon ñoom ñoo ñu doon wan ni jikko yii mooy jikko yu rafet mooy jikko
jikko yu baax yi doomu aadama ji war a am tey ji dafa mel ni royuwaay yooyu dañoo xaw a changé ba tax na ni da nga gis ñoo xam ne dañu leen a jàppee ay royuwaay waaye ñu nekk di saaga gone yi di ko gis ñu nekk di xeex di dóorante ay kurfeñ gone yi di ko gis loolu dafay wane ni kon royuwaay yi taxawaay ba ñu waroon taxaw dafa mel ni am na lu ci sooxe bi ci topp moom mooy nga xool ab ñàkk loolu tamit nag problème la parce que bu fekkee ne gone yi ñu ci bëri amuñu liggéey ci ñàkk la ñuy dund loolu dafay indi problème am nañ ci lu ñu war a liggéey jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo war a nekk ay royuwaay ñi nga xam ne bu ñu waxee wax ju rafet rek la ñuy wax te ñu moytu xëccoog bu doy waar bi nga xam ne moom moo am Sénégal nga xam ne koo yëkkati kàddoom rek ñun la dafa bon ndax xëccoo rek. atum 2019 tamit gis nañ ne accident de la circulation yi bari nañ ci loolu kenn mënu ko lim ñi ci faatu tamit bari nañ ci loolu yu ci jëlee loraange bari nañ ci lool ci atum 2019 bu ñu sukkandikoo sax ci ab kuréel nee na 600 morts la ñu enregistré ci at mu jot file ci Sénégal te gis nañ ne même ñu ngi sensibiliser nit ñi wante accident yi mi ngi wëy di am te atum 2019 bi tamit dafa daal di wulee ñaay année sociale bu métti tamit ci ñile di suñu mbokk sénégalais yi nekk ci bitim réew ñu gis ni atum 2019 bokk na ci at moo xamante ni lu ñu faat ci sénégalais yi nekk ci bitim réew bari na xayma nañ ko sax ci 20 bu ñu sukkandikoo rek ci estimation yu Horizon Sans Frontières wala lu ko ëpp gis nañ fi kaawu doomu Alioune Badara Cissé bi ñu faat di médiateur de la République Abdoulaye Néné Cissé dañu ko poignardé ca dëkk ba mu nekkoon ci États-Unis Djibril Dial nekk sénégalais bu amoon ñaar fukki at ak benn ñu tiré ko ay bal ci États-Unis mu faatu bari na sans compter fukki sénégalais ak ñett yi des ci géej gi ci naufrage pirogue bu amoon foofulee ci côte mauritanienne yi ñu déglu ci Boubacar Seye. La cause principale mooy ndóol la cause principale mooy les inégalités sociales la cause principale c'est le chômage endémique structurel et conjoncturel des jeunes foofu la wax bi nekk pour saafara mbir mi amul beneen saafara Sénégal lu dul jël ay matuwaay pour ndaw ñi am xëy pour ndaw ñi gëm ni tamit fii la ñuy liggéey Sénégal ñoo koy liggéeyal seen bopp Sénégal kenn duñ ko liggéey pour ndaw yi tamit xam ni tey mbir mi fii la mais pas xaru ci géej gi ba pare dem Europe nekk ci ay feux rouges di jaay ay mouchoirs Europe dootul Eldorado le problème majeur c'est les problèmes de mauvaise gouvernance lii loolu rek lay jur tey suñu demee ba nga xam ni tey la croissance africaine croissance bi ñuy wax cette croissance ne parvient pas à réduire la pauvreté il y a un problème suñu demee ba nga xam ni croissance boobu ça crée des inégalités 90% des richesses sont détenues par 10% de la population suñu feebaree duñu faju ñi si des mënuñoo jàng ñi si des duñu lekk duñu naan il y a un problème. fa ñuy jeexalee moom mooy ci atum 2019 bi gis nañu ñàkk nañ nit yu bare rawatina ay nit ñoo xamante ni dañoo siiw ñëpp xam leen fii ci dëkk bi ak tamit ci àdduna bi gis nañ ci atum 2019 ñàkk nañ ci guide des Thiantakoun di Cheikh Béthio Thioune ñàkk nañ ci Ousmane Tanor Dieng ñàkk nañ ci Amath Dansokho ñàkk nañ ci Jacques Diouf décès wu Amath Dansokho tamit bi nga ko yëgee mu daal di nekk mbetteel ci sénégalais yi mu nekkoon homme politique syndicaliste sénégalais ancien maire Kédougou 13 janvier 1937 la juddu ca Kédougou faatu 23 août 2019 file ci Ndakaaru Mamadou Taw daal di fekki Bokandé ancien défenseur sénégalais bi bu club bu Reich ak bu Charleroi mi ngi génn àdduna ci guddik 31 août jàpp 1er septembre 2019 mi ngi amoon 59 ans 21 septembre doyen des artistes sénégalais classé ñu koy wax Sambara Diabéré Samb UNESCO classé ko ci atum 2006 moom tamit ci la daal di génn àdduna Alkali Cissé ci Arabie Saoudite ñu téye woon ko fa depuis atum 2012 mi ngi génn àdduna ci guddik samedi 28 septembre jàpp dimanche ci biir kaso bi Doudou Issa Niass fësoon ci wàllum politique mi ngi génnu àdduna ci mercredi 2 octobre gannaaw ba mu tëddee lu yàgg daal di feebar Verte Casamance bi tamit am musiba bu fa am gannaaw ba ñu waxee ni Abdou Elinkine Diatta génn na àdduna nekkoon secrétaire général depuis 2017 bu Force démocratique de Casamance di MFDC mu nekkoon lu doy waar gannaaw fusillade bu amoon foofule ci dimanche 27 octobre 2019 ex première dame Colette Senghor moom tamit daal di fekki jëkkëram fële ci 18 novembre 2019 amoon 93 ans beneen tamit décès bu am ci 2019 bi marqué presse sénégalaise di Abdourahmane Camara nekkoon pilier foofu ca Walfadjri ñu ràññee woon ko fa loolu moom nag mi ngi génn àdduna ci samedi 14 jàpp dimanche 15 décembre ca Maroc dafa tëddoon lu yàgg a yàgg daal di feebar ñu déglu ay témoignages. sama xarit la woon ñoo bokk jàngandoo Ndar bokkandoo lycée Charles de Gaulle waaye bi ma ñëwee fii bi mu Sidi Lamine ubbee Walfadjri la ñu gën jàppante man ak Sidi Lamine mosuma ko tuddee Abdourahmane Camara Kamu rek laa koy wax yenn saa yi sax ma ko daan tooñ di ko wax Alaaji Boy Banti pour wane suñ diggante nu mu xóotee duñu teqali ko mukk ku bokk di diisoo la
ku dëggu la woon. bàyyi na vide bu yaatu bàyyi na njàqare ak métit bu yaatoo yaatu ndax El Hadji Sidi Lamine Niass bi mu génnee ñëpp Abdourahmane Camara lañ doon xoolee bëtu El Hadji Sidi Lamine Niass mu génnaat àdduna mu nekkaat beneen ñàkk. doonoon journaliste bu mag a mag a mag journaliste boo xamante ni dafa wàccee woon boppam am xam-xam mais respecté itam charte métier bi Abdourahmane Camara daal ñàkk nañu ci moom ci demam ku rëy a rëy a rëy. journaliste bu compétent la woon journaliste bu xamoon li muy def la woon ànd ci ak yar ak teggin yaakaar naa ne ci sumay souvenir liñ ko cité ci juridiction pour diffamation wala injure man fàttalikuwuma ko kon nag exercer le métier bi plus d'une trentaine d'années durant ak yar ak teggin ak fidélité ak loyauté. loolu mooy xew-xew yi gënoon fës ci atum 2019 soxal wàllum société ñu ciy profito di leen ñaanal atum jàmm ak naataange 2020.